téléspectateur yu ITV ñu leen di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Mountaga Cissé ne consultant formateur en nouveaux médias ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo am démb ci àdduna bi WhatsApp Facebook Instagram Messenger ñu taxaw si diir lu yàgg-yàgg ay heure li nga xamante ni benn fonctionné wul si application yooyu la moo tax tey Mountaga Cissé ñëw tamit di si indi ay leeral lan moo waral li ne mel réseaux sociaux yi ak ñun fan nañ jëm ak moom ndax tamit mën nañu dund sans réseaux sociaux yi ndax tamit dañ si dépendre bu baax a baax loolu yëpp Mountaga Cissé dina yaatal ci émission Kennu Askan Wi man lay dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi lay nuyu El Hadj Malick di nuyu képp kuy téléspectateur ITV di la remercier ci invitation bi. oui alors Mountaga laataa sax mooy xuus bu baax si waxtaan bi ak li nga xamante ni moom moo xewoon dem alors mbir mi nan nga ko dundee yow mi nga xamante ni da nga yëngu bu baax. ci wàllu réseaux sociaux yi nga ko jàngale ba pare nga siy liggéey nan nga ko dundee dem. waaw xawoon na metti li tax mooy comme ni nga ko waxee daanaka sama yëngatu yi lu ci ëpp ci loolu lay demee. waaye nag comme xalaatoon nañ lu mel nii war nay mën di am saa su ne dañuy jël les devants. maanaam bañ a wékku rek ci outil bu mel ne yi paanoon démb. di Facebook Instagram WhatsApp ak Messenger. nga xam ne bu lu mel ni amee dina metti certes dina am lu bare loo xamante ne xam naa dinañ ci del soit ci leeral. loo xamante ne que xaw nañu laal ñun ñi nga xam ne dañuy yor ay entreprises yu yëngu ci loolu ci wàllu e-commerce xawoon na metti effectivement mais bon loo xamante ne que panne la dañ koy comprendre même si xawoon na gën a yàgg ni ñu ko daan foogee ni mu daan amee bu njëkk mais dund nañ mais à la place dem ba mbir mi amee sur le champ nan nga def. waaw man j'ai eu la chance bi muy am daanaka à la minute près ci laa ko yëg ndax dafa am lu mu doon vérifier ci Facebook. ñëwul ma ubbi Twitter mu ñëw ma ubbi Facebook ak sama téléphone via données mobiles yi ñëwul. ma dem automatiquement ci benn site internet boo xam ne lu mel ni saa yu amee fa laa koy vérifier down detector nga xam ne. dafay def monitoring ci internet bi lépp loo xamante ne mi ngi daw ci internet ma gis ne effectivement. am na ñu ko fa commencé signaler ci laa xam ne kon problème am na ci noonu laa ko suivre ba yëf yi dellusiwaat. alors te dem ba mbir mi di am ay 15 heures et quelques GMT. jàpp ba ay 22 heures 23 heures moins. yow yan activité nga xamante ni gàllankoor na ko sa wàllu liggéey démb nga xamante ni waroon nga ko def. alors gàllankoor bi bokk na ci par exemple damay def li ñuy wax publicité. social media maanaam ay sama entreprise boobu wala ay clients yoo xam ne dañu may jox seen ay produits pour ma jaayal leen ko ci internet wala ma fësalal leen ko ci internet bi maanaam da ngay fay Facebook mu afficher la publicité bi pour ñeneen ñi gis ko jamono boobu taxawoon na comme Facebook doxul publicité boobu du dox am na si yeneen aussi yoo xam ne xawoon na gàllankoor mooy yenn xibaar yi au lieu ngay dem ci site média bi koy joxe da nga ko daan gis directement ci Facebook loolu da ngay toog wala ci WhatsApp da ngay toog lu toll ak juróom-benn waxtu doo ko gis alors mu nekk li nga xamante ni am na démb alors beneen remarque bi nga xamante ni def nañ ko moom mooy li nga xamante ni am na démb muy WhatsApp Instagram Facebook ba mu demee ba mu ñëwee sénégalais yu bëree dañu soulagé wu. mën nañu wax sax àddina bi yëpp mais gis nañ fii sax comme ni ko Mame Ngor Ngom bindee si page Facebook am ni am na ñoo xamante ni dañ doon yooxu sax. comme si sax Sénégal da doon football. dafa dugal bii naan ñëwaat na. alors loolu yow mi nga xamante ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllum réseaux sociaux yi. lan ban explication nga si mën a joxe. alors xam nga réseaux sociaux yi dañoo dem ba créer une certaine dépendance. dafa dem ba. te pourtant réseaux sociaux yi si gën a siiw lii benn si ñoom amul lu ëpp ñaar fukki at ak juróom. xam nga kon yàggul. mais dañoo créer une certaine dépendance daanaka suñu activité yépp ci lay nekk ku si yor te téléphone boo doon wàññi ñaata yoon ngay ubbi réseaux sociaux yi ku si nekk bi nga mën a gën a miin buñ la ko waxee doo ko sax gëm tellement que dafa bare. léegi nag loolu. dépendance boobu am moo tax ba bi yëf yi taxawee comme ku am dépendance ci ay narcotiques et cetera. bu la manqué day mel ne ku feebar. mu ñëwaat nag soulagement boobu effectivement moo waral xam naa ñenn ñi. am doxin buñ ci amoon. alors kon mën nañu wax ni quand même réseaux sociaux yi. dund ak ñu bañ a dund ak moom nekkul lu yomb. nekkul lu yomb parce que dugg na ci naam sax am na si ñoo xamante ni ñoom yooyu terewu leen dara mais quand même gis nañ ñu bëre
ñu nga xamante ni muy sa genre gi muy sama genre gi muy ñeneen ñu nga xamante ni vraiment réseaux sociaux yi moom nekk na la nga xamante ni soxal na nga dañ siy liggéey. voilà mais xam nga comme yëf yi lu xewoon démb yemul rek ci réseaux sociaux yi lu mel ne Facebook waaye dafa la plateforme de messagerie di WhatsApp. effectivement te xam nga bu njëkk ba nit ñi dañ daan woote téléphone appel normal. wala ñuy jëfandikoo SMS di envoyante message. mais léegi WhatsApp dafa dem ba xaw a remplacer lu nu mel. même nit lay nekk Sénégal nga nekk Sénégal bu lay woo au lieu mu woo la appel normal WhatsApp la lay woo su la bëggee envoyer message sur WhatsApp la koy def. loolu mooy li gënoon mais te loolu pourtant dafa nekk mën naa wax sa une nécessité dafa nekk loo xam dafa bokk ci suñuy dund nga xam ne comme ni ngay lekkee ni ngay naane ni ngay doxee say soxla noonu ngay jokkooyee te comme WhatsApp nekk na outil bi nga xam ne moo gën a simple ci jokkoo nga xam ne nit ki sax soxlawul mooy mën a jàng mën a lire mën a bind pour jëfandikoo ko dépendance boobu nag nga xam ne dépendance bu normal la mën nañ ko considérer comme ça moom moo tax ba mën très bien alors dépendance boobu Mountaga Cissé nga nekk consultant formateur en nouveaux médias dépendance boobu est-ce que tamit amul ay inconvénients duñu dem ba boobu la dépendance jëm ci wàllum Facebook WhatsApp Instagram Messenger duñu dem ba am ay gàllankoor yi nga xamante ni quand même mën nañu ko jural. waaw dépendance bi dina ko am surtout nag ci ndaw ñi ndax. ci ndaw ñi ndax fan yi weesu sax ñu bari sax foogoon nañ ne paanu démb bi dafa xawoon lié ak lool ndax dafa am benn soxna su doon liggéeyee Facebook nekkoon fa chef produit. tudd Frances Hogan su ma juumulee. fan yi dafa contacter benn journal Wall Street Journal jox leen ay documents yu bare. yoo xam ne ci benn enquête interne la bu Instagram defoon. ñu gis ne les adolescents mooy ndaw ñi nga xam ne amaguñ fukki at ak juróom-ñett te am nañ lu ëpp fukki at ak ñett dañoo amoon maanaam lu ëpp si ñoom dañoo dem ba muy laal seen santé mentale seen wér-gi-yaram ci wàllu xel dafa demoon ba dépendance bi ñu doon jëfandikoo Facebook ndax ñoom bu fekkee it sa santé mal maanaam gis nañ ne ñoom nekkuñu trop internet bi lu demee nekk Instagram dafay yokk seen ñàkk nekk googu léegi nag étude boobu wane na ko pour wane ne effectivement dépendance mën na indi ay effets néfastes gisoon nañ ay jamono nit ko ay xale yoo xam ne dañoo xaru woon pour tout simplement parce que dafa am challenge bu amoon sur TikTok nit ñi di ko toppandoo nu ñu koy defee nu ñu koy def ba finalement ay gone yu bare xaru si loolu nag effectivement dépendance bu néfaste la xëy na ni muy laalee gone yi sax moom moo gën a garaaw ni muy laalee mag ñi ndax xëy na ñoom dinañ am tuuti réflexe dinañ xam tuuti am tuuti recul ngir mën a moytu loo xamante ne que mën na doon gàll très bien ci kanam tuuti sax daan ñëw ci conséquences yi nga xamante ni li xew démb am na ko si entreprise digitale yi nekk ci réew mi ak tamit ci wàllum koom daan si ñëw ci kanam tuuti mais alors Mountaga Cissé li nga xamante ni moom moo xew démb mbir mi taxaw muy WhatsApp ñoom seen ak yooyu explication yi nga xamante ni Facebook joxe na ko jëm ci wàllum changement mu soxal configuration boobu la explication yow nangu woo ko wala waaw nangu naa ko ndax ay experts yu bare confirmé nañ ko d'ailleurs avant que Facebook di ko nangu sax ñoom ñoo ko njëkk a wax ki ci gënoon fës ki nga xam ne moom mooy vice-président Cloud Fair nga xam ne benn entreprise la bu ëpp doole ci àdduna bi nga xam ne ñoom dañuy def routage ak CDN maanaam dañuy fexe ba réew mu foo nekk rek données yi boo koy ubbi mu gën a gaaw ci ubbeeku bi ñoom bi ñu defee ay gëstu ci saas bi fii xewee dañu gis ne effectivement li ñuy wax problème de BGP maanaam boo tàppee www.facebook.com dafa mel na tey nga jël sama numéro enregistré ko sa téléphone def si tur soo ma dee woo du soxla ngay tàppee ci numéro bi da ngay xool sama tur rek bés ko woo ma léegi nag annuaire boobu di DNS yi dafa am ci lu muy reposé loo xam ne moom mooy tracé yoon yi maanaam tey soo ma doon woo danaan dafay jël antenne bu nekk fii ITV bu réseau bi yóbbu ko antenne bu nekk Médina yóbbu ko antenne bu nekk Grand Yoff yóbbu ko antenne bu nekk fi ma dëkk pour nga jot ma léegi nag yoon woowu mu war a jaar waa Facebook dañ doon def ay mise à jour fak nag yoon woowu ñu tëj ko nga xamante ne que tey boo composé woon sama numéro réseau bi du xam man fan laa nekk ci àdduna bi pour wax ne ma Mountaga mi ngi bërëb sàngam pour sama téléphone sonné loolu moo am effectivement experts yu bëri confirmé nañ ko Facebook aussi dem na ba nangu ne noonu la demee loolu moo indi panne bi danger bi nag mooy xam nga ñoom Facebook dañu am seen ay propre data center seen ay propre centre de données léegi nag ci centre de données yooyu ci serveur yooyu nga xamante ne que ñoom agent yi dañoo configurer seen ay accès de sorte que ñoom ci compte Facebook la ñuy connecté woo pour dugg sax ci bâtiment yi léegi nag comme Facebook tëju na
te seen compte la ñu war a jaar pour dugg mu amoon problème ak pandémie bi ñu bare liggéey ñu à distance la ñuy liggéeyee il fallait dem physiquement loolu moo gën a yokk panne mu gën a yàgg dem physiquement sur place régler ko et ça a pris beaucoup de temps. mais yàggaay bi est-ce que lu war la si sa gis-gis ak fi jamono toll. alors man mosuma ko gis. démb sax maa ngi ko doon wax sur Twitter ndax panne yu mel nii dafay faral di am dafay dal Google dafay dal Facebook. mais des fois dama gis sax 45 minutes 30 quelques minutes parfois sax panne dina am ba jeex utilisateur bi du ko yëg ndax le temps que muy am Amérique nga nekk Sénégal le temps que muy propagé wu ñu régler ko wala bu amee Sénégal fekk waa Amérique yeewooguñu le temps que si guddi gi la ñu régler ko voilà léegi nag panne bi li tax muy yàgg lu yéeme la parce que jël 6 heures de temps 15h40 ba 20h40 la jël am na ñoo xam ne sax gën na ko yàgg ndax le temps que muy def propagation pour seen téléphone yi di mën a accéder waat loolu lu jaaxal nit ñi la kon ça veut dire que ne lu mën a am la ndax ñu bare dañ doon wax ne il est impensable que lu mel na Facebook daanu bu yàggooy noonu mais comme am na benn yoon ñu ne kon lii mën na amaat su boobaa nag kon war nañ xalaat nu ñuy def ba lu mel nii su amaatee du ñu mën a teree continuer liggéey du ñu mën a teree continuer jokkoo. très bien ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mountaga Cissé nekk consultant formateur en nouveaux médias ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi Facebook WhatsApp Instagram Messenger ak ñoom seen ak panne bi nga xamante ni seetlu woon nañ ko dem alors Mountaga Cissé réew yu si mel ni Sénégal réew yu nekk Afrique ban leçon nañ si war a mën a tirer ndax ñun dañu war a am ci ay application bopp gën ko développer su ko defee ñoom ñu bañ a basé wu si ay Facebook WhatsApp ñoom seen. alors man du ma réfléchir comme ñu bare niñ koy xalaatee ne par exemple Sénégal wala Afrique dañoo war a am seen propre application mais damaa xalaat ne dañoo war a am ay application yu bëri ay alternatives très bien ay alternatives yuy def même chose par exemple bu ñu gisee Facebook ñu am lu méngoog Facebook loo xam ne bu Facebook doxul da nga koy mën a jël bu ñu amee WhatsApp ñu am lu méngoog moom comme WhatsApp xam nga am na lu mel ne Telegram wala Signal wala Imo et cetera léegi nag beneen jàngat bi mooy le fait que ñu boole benn entreprise moomandoo lu ñu toll te loolu sax waa Amérique ñi ngi ci gëstu di ko jéem a régler ndax dañoo gis ne xam nga Facebook boo wàññee xayma ñi koy jëfandikoo weer wu jot dafa toll ci 2 milliards 895 millions daanaka ñetti milliards 3 milliards te xam nga kon Facebook bu ñu doon ko comparé ak réew bi ëpp ay doomu aadama ci àdduna bi di Chine ñoom yegguñ 2 milliards 1 milliard presque 400 et quelques 80 millions d'habitants yegguñ sax 1 milliard 500 kon nga xam ne Facebook maanaam ñaari Chine la Inde topp ci Amérique pratiquement 325 millions d'habitants la kon Facebook kenn ki ko jiite di Mark Zuckerberg dañoo gis ne moom am na doole joo xam ne moo ëpp doole ay réew lu mel ne Sénégal sax kenn waxaale woo ko boo jëloon Afrique de l'Ouest boo ci génnee Nigéria daanaka Facebook doole ji mu am pays yooyu amuñu ko ci wàllu économie ci wàllu koppar ci wàllu doole léegi nag waa congrès américain muy sénateurs yi ak chambre des représentants ñi ne dañoo bëgg démanteler Facebook dañ léegi dañoo bëgg Facebook comme moom dafa jëndoon WhatsApp dafa jënd Instagram créer Messenger et cetera dañ koy démanteler séparer waat ka nga xamante ne que tey Facebook ak Messenger ak Instagram ak WhatsApp dootuñu bokk entreprise bi leen moom loolu bu fekkonte ne que am na kon paanu dem bi su amee xëy na kon benn ci ñoom lay laal ndax seen ay données du bokk fi ñu nekk beneen jàngat bi mooy réew mu nekk fexe ba promouvoir la protection des données de leurs consommateurs comme ni ko Europe defee par exemple xam nga Europe ñoom avec lu ñuy wax RGPD di règlement sur la protection des données personnelles dañoo fexe ba ñi entreprise surtout ñoom xam nga ñu si ëpp ay américains lañ muy Google Facebook Amazon Apple et cetera ay américains lañ ñu ne leen dañoo bëgg ba données yi nga xamante ne moom mooy les résidents européens ngay citoyen européen quoi mais nga nekk un résident européen rek bu fekkee say données da ngay connecté wu ci plateforme yooyu dañ ko war a stocké ci sol américain xëy na Afrique mën nañu dem ba réfléchir su mel noonu mais su boobaa duñ ne Sénégal rek moo koy def wala Côte d'Ivoire rek moo koy def il faut que mu dee une décision régionale lu mel ne CEDEAO wala sax Union africaine ñoo koy porter ngir suñ jàkkaarloo ak borom doole yooyu lu mel ne Facebook suñ leen waxee dinañ mën a déglu suñ leen tegee ay daan dina mën a dal seen kaw ba ñoom ñi nga xamante ne que ñoom ñooy plateforme yi ñu mën a appliqué. alors ñu seetlu tamit li nga xamante ni moom moo am dem mu jëm ci wàllum panne yeeg yooyu la sénégalais yi
ñoom commentaires yi bëri woon na même sax si réseaux sociaux yi ak tamit yeneen dëkk yu wane ni ki nga xamante ni moom Facebook dooleel gu mu am il est très puissant il est trop puissant façon commentaire bu nekk dégg nga ko ni moom moo téye monde bi ci loxoom alors moom mi nga xamante ni moom Facebook nu mu ko gérer muy marque nu mu gérer li nga xamante ni moom moo mel laataa sax may ñëw ci wàllu conséquences économiques yi nga xamante ni am na ko alors moom jamono ji mën nañu wax ni fu mooy diriger monde bi entre guillemets wala xaw da ko nuru parce que li xew démb daanaka téye na àdduna bi ndax médias yi seen communication wàññeeku na bu baax seen audience wàññeeku na bu baax économie ñi nga xamante ne que dañuy def communication wala publicité ci plateforme bi wàññeeku na bu baax jokkoo yi ñu bare tey boo toogee 15h30 ba pratiquement 21h doo jot message WhatsApp doo gis statut et cetera loolu impact la bu fekkee benn nit bi jiite entreprise yooyu yëpp moom moo sabab lu nu mel wala boog xëy na panne bi ci ay loxoom la jaar même bu fekkente ne que du moom mooy principal cause bi effectivement dañuy xalaat ne que doole jooju mu am mën nañu wax ne moom ci ñi téye àdduna bi ci la bokk d'ailleurs bu ñuy xayma ñi nga xam ñoo ëpp alal ci àdduna bi moom da ciy bokk. alors beneen seetlu bi moom mooy comme ni ñuy wax rek naan le malheur des uns fait le bonheur des autres gis nañ lu si mel ni Telegram ak tamit Signal ñoom démb ñu bëri dañ doon xool ay raccourcis comme li nga wax sànq ay alternatives ngir dem fa moo tax soo xoolee bu baax lu jëm ci wàllum Telegram ca États-Unis moom dafa jóge ci 56e place dali ci 5e place jëm ci application gratuite yi nga xamante ni américains yi ñu ngi ko doon téléchargé loolu di wane ni Telegram moom tamit lii profité woon aussi ngir defaraat taxawaayam. waaw bokk na ci ndax dafa am ku xaw a siiw ku ñuy wax Edward Snowden nga xamante ne que moom agent wu américain la woon nekk Russie actuellement exil moom bokk na si ñi nga xam ne dañuy xeex plateforme yu mel ne Facebook et cetera moom daf naan nañuy utiliser Signal muy beneen plateforme wala Telegram moom nag bokk na si ñi gën a fësal démb sur Twitter ne gaa ñi jot na dëggantaan nag ngeen bàyyi Jacques Dorsey nga xam ne moom mooy cofondateur ak directeur général bu Twitter moom aussi fekk ci ka ci loolu le fait que nag ay nit yu am kàddu ñoo xam ne dañ leen di suivre ci internet bi wax loolu bokk na si li nga xamante nag moo ko yokk effectivement le fait que tamit nit ñi mënatuñu jëfandikoo lu mel ne que WhatsApp ak Facebook poussé na leen effectivement parce que comme dépendance bi ñu waxoon ci tàmbali gi nit ñi mënuñu toog te duñ jokkoo il faut que ñu wut beneen moyen beneen yoon comme bu embouteillage amee rek ngay xool noo jaaree ci rox-rox très bien mën a génn mais est-ce que mën nañu wax ni Mountaga Cissé lu gën a wóor mooy nga am lépp wala nga am Facebook am Twitter am WhatsApp am Instagram nga am tamit Telegram am Signal est-ce que mën nañu wax ni loolu moo gën a wóor wala. alors wala ça dépend moo gën a wóor mais du solution. li tax solution mooy. oui tey yow boo amee Telegram te xëy na fukki nit yi nga doon jokkandool yëpp si WhatsApp lañ la xamee WhatsApp la ñuy tàmm di jokkoo ak yow bu fekkente ne que amuñu ko. duñu mën a jokkoo mooy comme nga am benn numéro bu la ñëpp xamee nga xëy changer numéro. su boobaa xëy na pour ñi la xamoon ci numéro bële xam ne am nga numéro bu bees du yomb pour ñu fekk si la ci. am na tamit ñoo xam ne naan man moom bëgguma Telegram bëgguma Signal WhatsApp laa miin moom laa xam fa laay des ce qui fait que ne yow sa bëgg dem foofu mënul yóbbaale ñi si des ce qui fait que ne effectivement même yow bu fekkente ne que yow loolu moo gën a wóor ci yow bu fekkee masse bi demuñu toppuñu la ci loolu xëy na di nga xaw a wéet foofu doo mën a jokkoo comme ni nga ko bëggee. très bien alors am na ñu ñuy wax les influenceurs ñi nga xamante ni ñoom seen lépp ñu ngi ci Instagram yi WhatsApp ak ñoom seen ñoom dem li xew dem ñoom ban jàngat nañ ci war a mën a am. alors du ma sax ne influenceurs yi kese. non d'abord si ñoom laa. voilà si ñoom laa wax d'abord oui. ñoom ils sont plus présents si Instagram. oui daanaka ñoom ñoo fa ëpp doole. daanaka am na sax ñu leen toon naan leen ay demi jël lañ dañoo jàppe seen bopp ay lu ñu doonul et cetera. jàngat bi ci am mooy ñoom ndekk de seen liggéey bu précaire lu mën a gaaw a jeex la. seen liggéey mën na xëy rek taxaw mën na xëy rek daanu. te loolu li koy indi mooy dépendre ci benn plateforme boo xamante ne amuloo ci contrôle total ndax ñoom moom dañ ñëw ubbi fa compte dem ba am yenn doole yi ñuy certifié leen am yenn followers yi am fa communauté léegi nag jàngat bi ñu ci war a njëkk a def mooy ñi xalaat ne waruñu yem ci benn plateforme ndax am na ay influenceurs yu bari yoo xamante ne que en plus de Instagram ñi ngi commencé dem sur TikTok am na ñoo xam ne ñi ngi utiliser aussi Snapchat léegi boo nekkee influenceur nekk am doole bu mel noonu première chose bi nga war a def mooy bulul nekk
influenceur uniplateforme maanaam yow ci benn plateforme rek lañ la xamee benn plateforme rek ngay defee sa communication fa nga am communauté il faut au moins nga nekk sur 2 à 3 plateforme pour que su ëllëgee buy su taxawee nga mën a continuer si liggéey ndax bu ñu ko deful bu yëf yi taxawee ndax xalaatuñ ne peut-être un jour lu demee ne que Facebook wala Instagram dina taxaw jëmale bu kenn xamul maanaam jaare fa taxaw ba abadan mais mën na nekk lu mën a am la bien que ne xalaatuñ ko mais mën na nekk donc su boobaa ñoom seen liggéey fa lay jaare naax saay fa la ñuy perdre seen liggéey très moo bien tax il faut que ñu diversifier très bien alors lu jëm ci wàllum entreprise digitale yi nga xamante ni léegi macha allah ñu ngi gën a am doole. am na ay conséquences yu doy waar yi nga xamante ni panne mondiale bi am démb. jural na leen ko alors yow mi nga xamante ni Mountaga Cissé consultant nga formateur naka noonu en nouveau média. yan conséquences la entreprise yu yëngu ci wàllum digital. am démb. li dal influenceurs yi mën naa wax ne dina dal yenn entreprise yi. ndax ay métier la ndax dañ naan métier yi war a ñëw at yii di ñëw. sax bokk na si yoo xam ne gisaguñ leen ndax ay community manager social media manager digital manager et cetera ñooñu seen métier dafa reposer wu essentiellement ci plateforme yi rawatina nag bu Facebook ak bu Google ñoom nag bu fekkente ne que seen liggéey dafa dépendre ci plateforme boo xam ne mën na xëy taxaw seen liggéey mën na taxaw wala seen client dootul am ci ñoom confiance parce que danaan kat lii wóor lii kat buñ ci dépendre mën na xëy changer algorithme comme ni mu amoon en 2018 bi Facebook changer algorithme am jàngat bi ñu ci war a am mooy entreprise yooyu dañuy fexe ba diversifier seen ay activités maanaam bañ a yem ci loolu rek ndax bu ñu ci yemee bu yëf yi taxawee rek comme li dal entreprise yu bari ak Covid bi nga xamante ne fa lañ jaare fayit loolu mën na leen dal léegi nag dañuy fexe ba commencer réfléchir nga xam dañuy am ay métiers sur le numérique. mais du nekk métier yoo xamante ne dafa collé wu 100% ci réseaux sociaux yi. mais ñi nga xamante ni seen liggéey ci réseaux sociaux yi rek la nekk. ndax loolu aussi jamono ji loolu la laaj am na si ñoo xamante ni ñoom seen liggéey moom vraiment ci réseaux sociaux yi la nekk. lu si mel ni ñi nga xamante ni yëngu ci wàllum e-commerce. ñoom situation yi su amee dañuy jaaxle mais alors comme li nga wax bañ a yem si benn tamit application loolu wóorul ci wàllum njeexital ci wàllum xaalis soo ko xayma ñaata ngay wax par exemple. alors d'après études yi ñu gis diggante démb ak tey. déjà pour Facebook rek. action wam daanu na 4,98% bi kii bi di tëj bi bourse bi di tëj démb. nga xamante nag buñ ko xaymaa si xaalis dañ ne Mark Zuckerberg mi moom Facebook ñàkk na $6 milliards. $6 milliards boo ko doon xayma ci CFA day daanaka 3500 et quelques milliards. de francs CFA te loolu sax mën nañu wax ni daanaka budget wu Sénégal budget wu Sénégal 4000 milliards. voilà beneen étude bi tamit bi ñuy gis mooy entreprise yi nga xamante ne que dañuy def publicité maanaam Facebook perte na en part de marché $499 000 ci par heure maanaam waxtu wu jot ci 6 heures yi waxtu wu jot rek perte na presque $500 000 yoo xamante ne que nit ñi ay entreprises yu mel ne sama boss dañuy dugal seen xaalis sur Facebook ngir fësal seen ay produits. loolu manque à gagner bu am solo. dootu ñu ko dab mais manque à gagner boobu si Facebook mais tamit manque à gagner si yéen tamit. effectivement su ñun parce que suñu nee client bi da nga ñuy fay $100,000 pour ñu defal la publicité bu fekkente ne que dañ ne ko publicité bi une journée lay am maanaam day commencer 8 heures ci suba ba 8 heures ci ngoon bu affaire yi doxul client bi dootul fay parce que publicité bi buñ nekk mën nañ fexe ba 100,000 personnes gis ko alors que panne bi am na 20 personnes kese ñoo ko gis. très bien waa client bi dinaan li ma la santoon defoo ko. mais alors en matière de publicité sax justement xam nga fekkee ni dafa soxal wàllum par exemple télévision yi dafa am lu ñuy wax prime time am na heure boo xamante ni foofu soo fa defee publicité macha allah ñu koy gis dafay bëri te tamit ñi nga xamante ni moom mooy facturation bi heure boobu lay gën a cher. comme par exemple ay 19h 20h 21h côté boobu dool ay 19h 20h mais alors ci réseaux sociaux yi. yéen da ngeen am li nga xamante ni moom la ñuy wax par exemple prime time wala. waaw am na heure boo xamante ni effectivement am na heure am na jour. am na heure am na jour bu dee heure yi généralement dañ naan. diggante midi ak 14h. ndax xam nga waxtu woowu
ci la ñu bare di dégg pause te bu ñu nekkee pause seen premier réflexe mooy ubbi réseaux sociaux yi ngir xool lu xew ñi nga xam ne dañuy concentré wu dëggantaan seen liggéey am na ñoo xam ne tout le temps dañuy nekk ci réseau yi mais ñi nga xam ne dañuy concentré wu dëggantaan seen liggéey waxtu woowu la ñuy nekk pause wala diggante 18h ak 20h wala sax 17h ak 20h nga xam ne ci la ñuy wàcc nekk ci oto yi nekk ci transport yi di xoolaale seen téléphone le temps que ñuy yegg seen kër wala bu ñu yeggee seen kër taal seen télé dañuy yorewaale seen téléphone heure yooyu mooy heure yi nga xamante ne mooy heure yi ñu gën a am chance pour publicité bi ñuy gis ka bu dee jours yi nag bu dul début de semaine bi dafay nekk week-end par exemple le samedi généralement nit ñi dañuy xaw a toog seen kër duñu liggéey week-end bi boobu aussi ay heure la mais toujours est-il aussi dafay dépendre ci marché c'est-à-dire ci marché bi par exemple yow bu fekkee da ngay dem ci wàllu mode wala da ngay dem ci wàllu cuisine wala da ngay dem ci wàllu actualité loolu yëpp dafa am statistique yoo xam ne pour chaque client da nga koy analyser nga xool parce que boo lancé publicité une semaine mën nga analyser xool ne publicité bi kat waxtu sàngam lañ ko gën a xool ko waxtu sàngam jour sàngam lañ ko gën a xool ko jour sàngam nga daal di ajuster daal di adapter cette publicité par rapport ak premier résultat yi nga am. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mountaga Cissé nekk consultant formateur en nouveaux médias ma ngeen participer ci émission bi fekkee ni serveur bi normal na ci 88 628 32 32 88 628 32 32 alors Mountaga ñun ñëwaat tuuti ci wàllum dépendance bi ndax tamit loolu am na solo trop gis nañ léegi ñu bëri moom vraiment téléphone moom ñu teg ginnaaw même sax suñuy nelaw moom nañuy téye di connecté wu am na ñoo xamante ni suñu yeewoo laata sax ñuy jug seen lal foog ñu connecté wu xool ndax am nañ ay message yu bees xool tamit ndax tamit am na lu xew si àdduna bi wala ndax am na information bu bees laata ñuy def leneen am na ñoo xamante ni suñu avant ñuy jug seen kaw lal xam naa sax am na ñoo xamante ni moom xam naa ni dina ne man si laa bokk mais ba tey mën nañu wax ne léegi ñu bëre moom vraiment téléphone wéetalukaay gu doy waar la xam naa ne sax yow tamit quand même mën nañu wax ni téléphone soo yeewoo sax vraiment avant ngay def lépp loo wax def da nga koy bàyyi xel mën nañ wax ne téléphone bi moo lay yee parce que sa réveil si nga ko def téléphone bi daanaka mooy suñu compagnon boo xam ne amul kenn ku ñuy passer plus de temps que téléphone maanaam moom mooy nekk ak ñun guddi ak bëccëg suñu yeewoo moom moo ñuy yee moom ñu fay réveil bi jël ko am na ñu bare bu ñu yeewoo moom la ñuy njëkk a xool moom la ñuy àndal ba ñuy tëdd moom mooy li ñuy mujj a xool ñu si ëpp si ñun bokk moom la ñuy mujj a xool avant ñuy tëdd régler réveil bi daal di koy teg branché ko ci chargeur bi voilà donc dépendance mënul weesu loolu beneen dépendance bi mooy même boo nekkee ci liggéey bi daanaka mën na nekk soit sa outil de travail nga koy liggéeyee wala mu nekk sa outil boo xamante ne que si ngay gëstoo jotee yenn information yi moom nga jokkooyee wala outil de loisir ndax si ngay seetaanee vidéo yi si ngay xoolee statut yi si ngay reetaanee et cetera si ngay jokkoo ak sa famille ak say proches et cetera léegi nag dépendance boobu noonu am na côté positif am na côté négatif côté positif mooy njariñ li c'est-à-dire ni ñuy permettre ñu gagner temps boo xamante ne xëy na duñ ko doon gagner avant ndax bu njëkk ba xëy na boo fekkoon ne da nga war a jokkoog ne da ngay déplacer wala boo waree yónnee xaalis sax léegi sa biir téléphone nga koy defee mais inconvénient bi mooy dafay tax ba suñu socialisation day wàññeeku maanaam ni nga doon mën a jox nit ñi physiquement gis naa sax ñu doon ironiser diggante démb ak tey naan bi paan bi amee ci lañ xam ne nekk te am nañ ay mbokk te mbokk yu baax lañ te loolu effectivement am na ñu koy dund réellement am na ñu ko doon def démb statut sax naan ñoom ba paan bi amee lañ doon waxtaan ak seen waa kër ak ñu ni nekkee seen waa kër ñu baax nañ voilà loolu di signifier encore une fois que ni mbokk kenn amul fayam mais léegi constat bi mooy nit ñi quand même ku nekk da ngay toog sa roq muy papa yaay doom ku nekk daal cousin la preuve boo demee ci kër yi léegi gan su ñëwee ba xase bañ ko dalal ba mu toog télé mën na tàkk parfois dama koy seetlu suñu kër télé day tàkk mais presque kenn du ko seetaan nit ñi dañuy déglu télé mais duñ ko seetaan dañuy yor seen téléphone kenn waxtaan ku nekk yaa ngi sëgg sa téléphone bu amee lu xaw a intéressant lu ñu dégg nga gis nit ñi soogay siggi xool mais bu ñu paree dañuy sëggaat ci seen téléphone socialisation bi daan am pratiquement amatul te loolu inconvénient la effectivement. Alors beneen remarque wala beneen jàngat bi nga xamante ne mën nañ ko amal si panne mondiale bi am démb Mountaga Cissé
mooy solo gu presse traditionnelle am. c'est vrai presse traditionnelle ñu ngi wax ni ak réseaux sociaux yi seen ëllëg est-ce que tamit mën nañ mujjee mais coow li quand même. mais presse traditionnelle mën nañu wax ni mu ngi fi di am njëriñ ba tey ndax démb. ñi nga xamante ni dañoo joxe information ci wàllum Facebook di joxe information ci wàllum WhatsApp Instagram démb toog nañ diir mënuñu def dara mais te pendant ce temps presse traditionnelle bi mu ngi continuer chemin di def liggéey. alors man bokk naa si ñi nga xam ne dañu naan presse traditionnelle du fi mës a jógee parce que am na effectivement ñu naan presse traditionnelle d'ici quelques années dafay disparaître man xalaat naan du fi mës a jógee mais dina transformé wu dina jël réseaux sociaux yi li ci ëpp njëriñ mu koy jël comme levier pour jàllale information yi par exemple benn télé bu fekkee nit ñi ci canal lañ koy jàppee soit TNT wala yeneen réseau yi bu fekkente ne que internet dafay nekk benn canal supplémentaire bu ñuy diffuser bu internet taxawee lu tere mu continuer di dox rajo bi même chose léegi nag effectivement li xew démb wane na ne effectivement presse traditionnelle même sax technologie intelligente bi ñuy wax ndax boo xawee jël tuuti recul employé Facebook yi liggéeyee Facebook mënatuñ dugg seen immeuble ndax technologie bi ñuy utiliser ci Facebook la dépendre te Facebook ci boppam moo paan duñ mën a dugg donc loolu war nañu xalaatloo ci ne technologie lu mu avancé war nañu xalaat tuuti suñu ginnaaw xool lu ñuy amee ay alternative bu dee rajo ñu bañ rek ne rajo bi ci internet bi rek lañ koy diffuser dina am fréquence bu ñu koy jàppee muy télé bi muy presse écrite bi et cetera fexe ba toujours ñi am ay plan B yoo xamante ne que à côté de la technologie moom la ñuy jëfandikoo pour problème yu mel ni am na solo alors Sénégal numérique 2025 Sénégal ci wàllum télécommunication d'ici bay waar gis na tamit fan yi si ginnaaw président Macky Sall inauguré data center bi alors li nga xamante ni moom moo am démb ñun ban taxawaay nañ war a am jëm ci wàllum numérique su ma ko doon wax ci tubaab danaan daf ñuy yóbbu à plus de modestie ñu xam ne ndek data center sax dafay paan ndax Facebook seen paan bi démb dafa tax ba li nekk ci data center yi nit ñi mënuñu ko consulter muy seen ay données sur Facebook am data center taxul am souveraineté numérique taxul par exemple nga mën a sa données yëpp nga mën ko gérer sa bopp ndax bu ñu saluer li nga xamante ne que moom mooy data center bu Sénégal bon du ma ne sax bu njëkk bu Sénégal ndax privé yi amoon nañ seen ay data center opérateurs yi am na ñaar ñu ko am ci ñett ñi et cetera mais dañoo gis ne données yi Sénégalais yi di gën a jëfandikoo nekkul ci data center yi nekk Sénégal parce que c'est les données qui sont sur les réseaux sociaux sur les plateformes de messagerie te loolu ñu mel ne Facebook ñoo ko géré bu fekkoonte ne par exemple problème de souveraineté la ñuy wax bi panne bi amee dem dañ naan ñun waa Sénégal suñu ay données mi ngi ADIE donc amuñu benn problème dañuy am Facebook voilà dañuy am Facebook dañuy am WhatsApp et cetera loolu benn élément la deuxième élément bi mooy ñu xam ne sécurité à 100% amul fenn bien que ni sax démb ñu bari commencé woon na xalaat ne li xew démb piratage la mais en réalité du piratage panne informatique la ndax dafa am ay médias yu commencé woon wax ne am na 1,5 milliard de données Facebook yoo xam ne mi ngi circulé mais loolu ay gëstu wane na ne loolu depuis le 22 septembre la commencé woon circulé donc ça n'a rien à voir avec li xew nii mais quand même jàngat biñ ci am mooy que ni souveraineté bien que ne mën nañ ko wax ni rek mais yombewul noonu dafa laaj ay processus bu xaw a yaatu boo xamante ne que dafa laaj liggéey boo xam ne dafa jël ay at yu bare pour ñu mën fa yegg Europe sax amaguñ ko mais ñu ngi ciy teg ay jéego yu am solo yoo xamante ne que xëy na fi ak ay at dinañ yegg foofu mais quand même Mountaga mën nañu wax ni ñun jëm ci wàllum sécurité jëm ci wàllum confidentialité on est tous contrôlés waaw mën nañu wax loolu effectivement ñu nekk ci réseaux sociaux yi on est tous contrôlés soo jëlee plateforme sociale média yi suñu ay données personnelles ay données sensibles wala ay données non sensibles dafay nekk ndax xëy na données non sensibles yi mooy suñu tur suñu sant suñu adresse et cetera mais xeet bi nga bokk dañ ko fay xam diine bi nga bokk dañ ko fay xam sa géolocalisation maanaam say déplacement dinañ xam saa su ne fan nga nekk et cetera sa ay contacts ay amis lan nga gën a bëgg say centre d'intérêt yooyu yëpp dañ koy xam li ngay consulter maanaam c'est historique de connexion pratiquement suñu données yëpp moo fay nekk léegi nag pour mucc ci loolu mooy fexe ba yow ci sa jëmmi bopp nga fexe ba li ngay dugal ci internet bi mu doon loo xam ne tey bu ñu ko xëyoon nekk fang ñëpp gis que du doon loo xamante ne que da lay indi ay yaraanga da nga ciy rus wala dara loolu mooy première chose bi deuxième chose mooy nga fexe ba yow ci sa bopp
doo partager ay données sensibles luy jëm ci yow. même bu fekkee sa biir téléphone nga koy def naan privé la xëy na téléphone bi nit mën na si am accès à distance ndax temps yee passé déggoon ngeen problème Pegasus bi. nga xamante ne que problème bi mooy dañuy accéder ci sa téléphone te yow doo ko yëg sax te li fa nekk lépp dañ koy gis. fexe daal ba lu ñuy def suñu ay téléphone bien que ne mooy suñu compagnon de tous les jours mu nekk loo xamante ne ko wóor na ba xëy na tey bu ñu piraté woon sax génnee ko tekk ci table ji nit ñi bu ñu ko gisee du doon loo xamante ne que da lay rusloo wala da indil gàcce wala dafay yàq sa àdduna par exemple. kon am na solo tamit ñu may xamal ni dafa mel na am na ku nekk ci ligne bi allo mel na am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. ñu des ci ay simili bëriwul allo kooku dafa mel ni dem na. alors Mountaga Cissé ci wàllum tamit kaaraange ba tamit ak tamit nu ñuy utiliser réseaux sociaux yi dafa am solo ñu taxaw si ndax gis nañ léegi muy WhatsApp Facebook surtout WhatsApp. WhatsApp mën nañu wax ni vraiment léegi ñëpp a koy utiliser mais am na si ñoo xamante ne quand même xamuñ duñ koy utiliser. ñoo xamante ne dañuy nekk si groupe WhatsApp yi di envoyer vocal nangam sangam. wala tamit lu leen jox ñu transférer ko. lu leen jox duñ ko sax ubbi. transférer ko yooyu yan danger la mën a am. alors loolu WhatsApp ci boppam sax amoon na ci ay jéego yu mu ci def bi ñu dégg ma ne élection américaine. élection sénégalaise et cetera. pour fexe ba xeex li ñuy wax fake news. ndax bu njëkk ba boo daan jot benn information da nga koy mën a maanaam partager ci sa carnet d'adresse yëpp mais léegi dañ ko limiter à un certain nombre. en fonction de pays bi nga nekk et cetera. par exemple ñu ne mënoo ko jox plus de 10 personnes loolu dafay wàññi partage bi mais nit ñi aussi dañoo maîtriser wul dëggantaan technologie yu nu mel nga xamante ne que nit sax day am benn information personnelle def ko statut foog ne daf ko envoyé nit loolu yëpp dañ koy gis. ci internet am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo. bismillah ñu lay dégg kilifa gi. allo. waaw ñu lay dégg soo ñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Cheikh bismillah mbokk kaw. bismillah El Hadj Malick maa ngi leen di la ziar dégg-dégg bi nag neexul dégguma leen de. waaw ñu lay dégg soo ñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi. waaw di leen ziar di nuyu sa invité bi di la ziar. alhamdulilah di la fay di la delloo ziar Serigne Cheikh. barakallah di rafetlu bu baax waxtaan yi comme d'habitude toujours rek yaa ngi indil ay doomi Sénégal yoo xam ne mérito nañ ñu leen di gis ci plateau yi pour ñuy askan di nuyu sa invité bi di ko ziar. Mountaga Cissé di rafetlu bu baax waxtaan bi mu def effectivement dafa am sànq rek benn poñ bu am solo sànq ba léegi maa ngi déglu. waaw muy di sensibiliser Sénégalais yi pour que ñu xam toujours lan la ñuy partager ci réseaux sociaux yi ak lan lañ fa war a def ak luñ fa waru def effectivement parce que dafa nekk loo xam ne boo ci xasee dugg moomatoo sa bopp 100%. et ku ne dégg na histoire étudiant Sénégal boobu étudiant sénégalais boobu booy boobu dëkkoon bu problème yi mu amoon te dara warul ko dudul nekk ci réseaux sociaux yi di bind yenn façon lettres yi su ko defee yooyu daf ñuy pousser pour ñu gën a sensibiliser suñu rakk yi wax ak suñuy sœur wax ak suñuy xarit pour que ñu xam ne mbir la moo xam ne gis nga démb xarit bu mu indi ci àddina bi léegi ci dund bi la bokk il faut que ñu koy sóor ndax 5 heures de temps 6 heures de temps boo xam ne ñi nga xam ne moom dañ koo jàppee dugal si yooyu wax taxul ñuy wax mais ñi nga xam ne seen business yëpp foofu lañ ko teg léegi gis na panique ba mu indi démb mais aussi ñu xam ne tamit am na beneen vie boo xam ne nit ñaa ngi koy vie ci biir réseaux sociaux yi te ku ne xam na ne wax na ko sànq mun na am un jour lépp xëy taxaw définitivement dina métti dina compliqué ñu ngi ñaan yàlla loolu bu mu am wala balaa moo am yàlla na yàlla indi leneen waaye aussi di wax xale yi ne leen réseaux sociaux du ko foog wala suñu doom yi tey ak suñu sœur yi tey yi nga xam ne tey mooy xew nga xam ne démb suñu yaay ak suñu maam yi xew loolu yaakaar naa ne téléphone yi il faut que ñu gën cee def très attention rawatina ñun parents yi ñun frères yi ñun ñëpp daal di sant invité bu baax di ko gërëm li muy wax yëpp macha allah jazakallahu xeyran jazakallahu xeyran sëriñ Cheikh di la gërëm baax di la sant macha allah waxtaan gi wax gi am na solo alors Mountaga Cissé daanaka li ñu desee si ay simili bëriwul mais fake news c'est vrai comme li nga wax WhatsApp limité na même transfert yeeg yooyu mais fake news quand même mu ngi fi tous les jours mu ngi fi alors fake news ngir jàmbaar la ak moom yow mi nga xamante ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllum nouveau média li mooy yi ni mel
solution bi ci sa gis-gis lan la. alors fake news ngir jàmmaarloog moom bokk na ci d'abord li plateforme yi di def. maanaam fexe ba ñoom bu ñu xasee ba identifier ne lii fake news la rek ñu fexe ba dootul propagé wu maanaam tey lu mel ne Facebook ñoom ñu ngi ciy liggéey ak ay plateformes yu comme Africa Check nekk Sénégal su ngeen signalé ne tel xibaar partagé nañ ko Sénégal mais fake news la tey su ma ko partagé dootul feeñ maanaam sama 5000 amis yi ma am xëy na dootuñu ko gis maanaam day nekk sama profil rek loolu bokk na ci benn ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy les professionnels de l'information mu yéen nga xam ne ay journalistes ngeen da ngeen jàng métier bi di ko pratiquer di ngeen def attention ci xibaar balaa ngeen koy jàllale ñi gën leen jox doole ci internet bi gën leen jox légitimité maanaam tey boo demee fu mel ne Facebook un utilisateur simple ku mel ne man moo fay nekk xëy na métier am du tas xibaar su boobaa bu gisee information du def jël recul comme ni journaliste bi di defee jëlee recul léegi nag voilà léegi nag su boobaa nit ñi nga xamante ne que ñoom ñooy consommer fake news ñoom aussi am nañu rôle bu ñu war a jouer mooy ñi xaw a ñaaw jox tuuti maanaam tey du lépp lu leen jox rek dañ koy daal di gëm ci saa ndax man dama koy gis tous les jours partage ak man si WhatsApp loo xamante ne que dama koy gis wax damay ree wala ma contact nit ki si suuf ne que li ñu la wax kat demewut noonu mooy li xew démb rek yëf yi bi mu xewee ci saas dañ ne piratage am na 1,5 milliard d'utilisateurs et cetera léegi nag loolu ay jéego yu bare la même état bi ci boppam am nañu ay am nañu rôle bu ñu ci war a jouer rôle bi mooy am par exemple des autorités de régulation yu am doole mais pas réguler réseaux sociaux comme niñ ko xalaatee ndax su boobaa day nekk censure maanaam tey loo xamante ne sax war na jàll dañ koy far dagg dootul jàll te loolu bokkul ak dara fake news fexe daal ba d'abord nit ñi ci seen bopp ñu xaw a xam ne du lépp lu ñu leen jox ci internet bi rek la ñuy daal di gëm ne lii kat média ñoo ko joxe wala ñu ne presse en ligne moo ko joxe alors que réseaux sociaux yi dafa xaw a différent ak média yi différent ak presse. am na solo Mountaga Cissé man lay gërëm baax di la sant. maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax. fa am loo bëgg jaxle wala. waaw xanaa fi ñu daaneele rek. ci wàllu fake news yi nit ñi gën a def attention. ci li ñuy partagé rawatina. plateforme bu mel ne WhatsApp nga xamante ne que en langue nationale lañ koy ëpp lu ñuy jëfandikoo lépp lu ñu gis rek lu ñu partagé rek ñu xam ne lii kat lu dëgg la suñ ci defee attention dina gën a jël njariñ ci internet bi ndax njariñ li man dama naan toujours njariñ li moo ëpp li nga xamante ne mooy loolu. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Mountaga Cissé nekk consultant formateur en nouveaux médias moo nekkoon tey suñu gan. si émission ci askan wi ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi que ni moom sama ancien professeur ndax jàngal na ma ci wàllu xarala yu bees yi ca CESTI di ko gërëm baax di ko sant Dami moo nekkoon ci réalisation bi ki nga xamante ni moom mooy Torodo moo nekkoon ci son bi Benoît tamit muy woon ci technique bi naka noonu ci caméra yi Moussa Dia ak Angèle si décoration bi Youssou di la gërëm baax di leen sant mbokk téléspectateurs yi amoon seen fay ba suba incha allah ñeenti waxtu.